الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من أفاد على أولياء بحور الأنوار واختزهم بالزفال الأهوال والأسرار وسقلهم بذكره بالعشي والإبكار وجمعهم في زمل الحبيب المختار وتعرف لهم فعرفوا فخرجوا من دائرة الجهل والإنكار واختارهم لخدمته ومحبته وصحبته الأتياء الأبرار وجسبهم إلى حضرة القدس فهاموا في المتعالة الجلال ومحنة الجمال فقابوا عنها بشهود الكمال صلاة الله وسلامه على وسيلة الأحسن عين المعارف الأقوم أو قائل
بلغوا عني ولو آية ورضي الله عن سبته ووارث أسراره مميد الأقطاب والأولياء والكبراء والصديقين والشهداء والبدلاء مولاي أحمد التجاني رضي الله عنه ورضي الله عن وارث سرهما الشيخ بجميع المراتب ولسان وقته ونور ثمنه نسج وحدي فريد الدهر محل نصر الله من خلقه وباب مفتوح لكل من يولد ولد حضرة القدس فريد الدهر في الحلم والدين أهني أبا إسحاق قرة الدهر شاك الرجال بكوس الحفل ما هو إلا هو صاحب الوقت وعلى يدي فيدة التجاني القائل تسترت عن دهري بدها محمد ومن كان للمختار من فك أمينا لطف ما حلف أيام الربح وما درت سماتي مساكنة أحمد خاتنا لطف أحمد سر ساتي وسات سره تساوى على إدراك الجلد واحدا ورضي الله عن وارث سرهم ومددهم ووجودهم مولانا سانغ أبو بكر برحام نجاي ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku si nekk si turam ak ci jëmmam di sant yàlla bu baax si jotaay bi di sant yàlla bu baax si ñoom jotaay bi ñu ngi leen di ndokkeel di leen siyaare si bis bii nga xam ne ala ko leen ay jaam yàlla yu sell ñooy ñi nga xam ne ñoo ko organisé defee ko seen dëkk nga xam ne jotaay bi dara warul ko lu dul am cant gi nga xam ne ala ko leen jaam bi xam ne ne foog mënut a ñàkk mu sant waaye sant kiñ ko war a def mooy ki ko gën a yeyal ku ko gën a yeewoo te dëgg kooku mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne ala ko leen moo ñu uddil diine ji set diine ji sell diine ji nga xam ne ala ko leen nit ci du texe lu da nga jàpp ci diine yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye diine yonent bii dëgg nit dana ci téye te fekk téewoo si lu tax mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa neexut a xam looloo tax xalaat bii Baye Niass ñëw fekk ñëpp a ngi topp yonent bi Baye Niass ne nu ngeen koy defee du noonu xeeñ ci leen ko ayaa naasu xallu hasla wa fu Muhammad wa ilaa taraw ni dëxëra jëda balaay yéen nit ñi na ngeen bàyyi caaxaan yi na ngeen xeeñ ci yonent bi bu ngeen ko defut ma génn ci yéen jiiru jamono kon dëgg yonent boobu bi ñu ko bëgg a xeeñ il faut que ñu xam fi mu ne nag dëgg ku wax ne nañ ko xeeñ ci kooku bi ñu ko laajee dana ñëw wax fu yonent bi ne moo tax mu ne wa qad halima al aqwaamu anni qadimuhu fa waslu habibullahi yulfa bi wasliya wa qad sa dëgg halima xam na al aqwaamu góor ñi xam nañ ne anni nag Seex Ibrahima qadimuhu waaye liggéey gën a yonent bi looloo tax fa waslu habibullahi yulfa bi wasliya wa qad halima al aqwaamu anni qadimuhu fa waslu habibullahi yulfa bi wasliya Baye Niass nee na xaaral bi yëpp waqat sa dëgg xalima xam na al aqwaamu góor ñi ñoo xam ne anni qadimu man maa liggéey gëtu yonent bi loolu tax fa waslu habibullahi yulfa bi wasliya jokkoo yonent bi nit mu ngi koy amee si jokkoo ak man Baye Niass waaye nag Baye Niass lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam moom lay Baye Niass di jàngale yonent boobu jaam yàlla yu baax jaar nañ fi tagg ko waaye nag dëgg xamuñ xaqiqa yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Baye ba mu paree ngir tagg yonent bi nee na xaalamu yàlla bi dafa jaayoo malaaka yàlla yi dañoo kontaan di am mbégte ci tagg gi nga xam ne maa ngi koy tagg jaam bi ndax man jaam bi tagg ji ma koy tagg dëgg la moo tax mu ne katabtu wala ittasal hawaalimu wal mala suróori bima usna bil hamdi wal mala ñu ne ko moo tax mu ne wa amduhu bil haqqi xayri mufannatin muhammadun xayru xalqi laa tusna min malakin Baye Niass nee na yonent boobu katabtu maa ngi bara ngir tagg ko
maa ngi koy tagg jàmm wa am diw bi laa ko yonent bi dama koy tagg ci xàq bi ndax yonent bi tagg gi ma koy tagg xëy na mu fànnati nekkuma ci ñuy narloo ndax di tagg ki nga xam ne xam nga ko bokkut ak kii tagg di làmbatu ndax Baye dafay tagg yonent bi xam yonent bi muy tagg ndax da koo xool ci atam gis ko xool ko ci nubuwa gis ko xool ko ci wilaaya di ko gis xool ko ci xilaafa di ko gis kon yonent bii di Baye Niass di jàngale dëgg-dëgg moo ko dajale jàmm yàlla ji Baye Niass nee na yonent boobu nag xata xabatal mawla wa ma sama hamidin si wow fa min nuuri ya harsa wal falak Baye Niass nee na yonent bi dafa nekkoon di jàmm yàlla moom kenn fekk boobu xaaral kulaalin moom kenn rek moo fi nekk jaam nekk ki ñuy jaam loolu nekk na loo xam ne lu gën a am xel la yonent bi moo fi nekk di jaamu te ki muy jaamu moom la ndax ñaari jëmu neewuñ ci yonent bi booy fut yàlla boo xamee yonent bi yàlla day ñàkk si yonent bi booy fut yonent bi boo ko jàppee da nga fekk bu nekk jëmmi yonent bi moo tax baa ba muy wax loolu la uhibbu ilaahi haqqan ki nga wax kenn mu ne kooku xëy na Muhammad bëgg naa yàlla dëkk bi yàlla dëkk bi mu ne kooku mooy jëmmi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bu maqaamam moo leen góor yàlla yi fi jaar ñëpp liñ doon tàkk mooy jot maqaama yonent bi waaye nag ki nga xam ne ba mu ñëwee jot na si maqaamam ji moo tax moom ba mu ñëwee daf ne ana habibullahi man maay soppeeku yàlla bi ndax soppeeku yàlla boobu ni yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam lépp liñ nit tuut boo ko amee ci yonent bi doo ko amee si kenn yàlla kenn la jox ki mu jox mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn rek ka am te kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Baye Niass ba muy jàngale daf ne wa habli maqaaman qad taqaasara duunuhu akaabirul aqtaabul fuhuuli min al-wara wa anilli maqaaman qad taqaasara duunuhu jamii'al fuhuumi fi s-samaani wa maa yaati Baye Niass nee na wa habli maqaaman Allah maa ngi ñaan maqaama boo xam ne qad taqaasara duunuhu seen dëgg-dëgg jafe woon na pour jot ci ñan la jafe mu ne akaabirul aqtaabul fuhuuli nganda ponkali xutbi laa wax ponkali xutbi yi gaa di coow dañ koo sàkk ba sonn way mënuñ ko am wa anilli maqaaman qad taqaasara duunuhu nag ma may maqaama boo xam ne gàttañu na ngir jóg boole si maqaama boobu ñan la mun a jami'al fuhuumi moo leen kuy laa wax fi samaani si sama jamono bi nekk nii wa maa yaati ak jamono bi ñëw Baye Niass ba nga ñaanee maqaama bi ndax xam nga ko Baye na ñu ne ndax xam nga maqaama bi mu ne am naa ko niltu lati faxalatu fu wala turan aqulu lil ilahi shukran niltu lati faxalatu fu wala turan aqulu saaka lil ilahi shukran dëgg ko may wala sa Baye ñeento maqaama am naa maqaama boo xam ne ñeento la si faatal foofu la turam koy yëpp dañ koo perte maqaama biñ doon xamuñ ko man maa ko am baa nga aqulu saaka damay wax wax ci lii la ilaahi shukran ngir sant yàlla damay wax wax ci ngir sant yàlla loolu tax Baye Niass nee na ba ma amee maqaama bi la in qaaba antum sala habiba fa innahu bi qalbi فلا يحدث فؤاده حدث لئن خاب عنكم ترى حبيب بفادو سين صفب يلا بي فإنه بقلبه صفب يلا بفادو سين مجسم بالقلب تصم قلبي فلا يحدث فؤاده حدث ساي دو بوك لégui xolak bay moy malako yonent bi bay denc ci bir xol bi kan la kon dëgg yonent boobu la Baye Niass kawe mboolem gaay moo tax yonent yàlla moo tax boobu la ko jaa ngi wëri lu tax ñu war koy wëri Baye nee na yonent boobu kooku mooy simaalul barxaya amul hubuhu fardu suyuqul huda aw subhana saa waqat xadu simaalul baraya ahmadu hubbu fardun suyuqul huda
barhaya mu ne sukkandiku waay mindaafooni sukkandiku waay mindaafooni kooku mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baa ngi dégg bëgg yonent bi farata la laa farata bëgg yonent bi farata la farata yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko farata la bëgg yonent bi waaw baa ngi dégg bëgg yonent bi farata la farata sang Njaay nee na lan mooy sukkandiku waay mindaafooni bàyyi dafa wax ji rek dem sang Njaay ñëw di firi ndax kii la bàyyi waxoon na kooku hamdan li rabbi qad anaara bawaatini hamdan li rabbi qad anaara bawaatini bi kitaabi min duuni tuuri tamannu'i hamdan li rabbi qad anaara bawaatini bi kitaabi min duuni tuuri tamannu'i xam nga bàyyi sa ba waxoon ne yonent bi رافقني من كونه الأمين فهو أمين والله لا أمين ومن دقارة حين ترت جاء خير ولا لله وباطني رافقني من كونه الأمين فهو الأمين الله لا أمين ومن دقارة حين ترت جاء خير ولا وباطني min Kaolack ñu jógee ko Kaolack al aminu ki ñu wóolu ki muy yonent bi foo ci bàyyi wax aminu laay muy kóolite yàlla te laa umeeru man bàyyi du ma fen sax ñaa ne déggul wax ji de bàyyi ba léegi ki xam nag moom waxu ko dama ne laa bëgg ne ànd nag man min Kaolack ñu jógee ko Kaolack al aminu yonent bi foo kooku umay na la ami foo kooku aminu laay muy kóolite yàlla bi te laa umeeru du ma fen bàyyi na ma min Dakar boo demee sa Dakar lii nag jur ba ma naawee jaala wàcc kii wàcc kan la mën a kooku xeeral la moo gën ci min def lan la mën a waa baatini sama baatin bi lay leeral saa nga ñëw ne ko am nag bay ak boo demee ba Dakar ba bàyyi naa ne kii wàcc xanaa duñ dem lu xew mu ne sama baatin bi lay leeral sama baatin bi la waxoon sama baatin bi lay leeral fii bàyyi ñes dama alhamdulilah rabbi xel anaara ba waatini kon baatin bi bàyyi bëri na kon dëgg yonent boobu mooy sukkandu baay mi daa ful sang yaay nee na yaram kese ndax dana taxaw kon yaram sukkandu ko waaye mooy kan mooy ruuxu mu ne ruuxu gi dugg ci yaram nag jàmm bi mën a taxaw ruuxu ko kan la mu ne kooku mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nag bëgg ko farata la ndax moo tax nga ne fi yaram kese ndax dana taxaw kon yaram li dugg ci moom mii ruuxu dëgg moo tax mu ne fi ruuxu gi dugg ci moom mu ne fi kooku mooy yonent bi moo tax kooku bëgg ko farata la ndax moo tax nga ne fi waaye nag su yokkul bu daa sëriñ ci jub ñi ñëpp nag sëriñ ci jub ñi aw soo xalaata dénkaan nañ bëgg yonent bi xemuñ ci la waxata xadoo ñaaxee nañ bëgg yonent bi kon yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moo fi dajale jaam ñi bàyyi nee na sabilu salaam nag ittibaay siraati huwa baabul mawla wa laysa siwaahu bàyyi nee na yooni jàmm mu ngi ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax yonent bi muy buntam yàlla ku dul moom doonoo ko Cheikh Tidiane nee na dëgg la ku bëgg ci njub toppal yonent bi ndax yoonu njub mooy yonent bi eela wala siraatal mustaqim huwa annabi sallallahu alayhi wa sallam wa sumiya bihi li kawnihi tariqan mamdudan ila alhaq la wusula li ahadin ila hadrati alqudsiya wa sawqa asrariha wa ibtihaji bi anwariha ila bi suluki ala siraatal mustaqim lu tax ne huwa baabu lay asal Cheikh Tidiane nee na xam leen ne yoon wu jub yi ñëpp ci ñaan yoon yi njub yi ñëpp di ñaan yéen la siraatal mustaqim mu ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasumi bi tuddee nañ ko li kaw nii ngir nekk ci nekk tariqan di yoon boo xam ne moom duudal ila la xaqi yonent bi moom lañ tàllal mu jëm seen xaq moo tax bàyyi mu ko xoolee na ko fa wasifatu wa ismun wa saatun wa xaybu sang yaa nee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moom rek moo tàllalu jëm si yàlla gis nga yàlla mooy jàngal bépp dugub bi ci suuf ba ko jiyee nga ko la réer mu feeñ ci dundam nga xam
nga dara neex wala mu feeñ ci dundam bu feeñee ci dundam am na ma xam ne bi muy jàngale mooy fa wa sifatu mu ñëw ci gattax wa ismun mu ñëw ci gub wa saatun mu feeñaat ci kaw wa xaybu kon yonent bi moom rek moo fi ne mooy traduit ci bépp ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi dajale jaam yàlla yi ma ne leen ñu ngi sant bu baax ñun nekkuñ conférencier bi dañ jël micro bi rek ngir xasa ngir wan gars yi ne leen programme bi dara mënul koy tere neex loolu ni ko nit ñi xam lu tax mooy ñu koy def ma tey nañ ko ñi fi ñëw ñëpp bëgg jëriñoo tax ñu ñëw fi walaay da ngeen jëriñu xadara bii moom xadaru képp koo yor njëriñ boo fi ñëwee fekk fi sa njëriñ képp ku fi jógee di wut sa njëriñ mu ngi mel ni romb fi junni di wuti sebe kon dëgg ñu ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel waa Poste Sucre jaam yàlla yu baax yi nga xam ne ñooñu fàggul bis bu tedd bii nga xam ne bu ngeen si nekkee rek am na ñeneen tamit ñoo xam ne ñu ngi ci leneen nag te dëgg lii mooy yoon yi nga xam ne ku leen di fekk du leen yàtt ndax lu tax mooy yoon wi nga xam ne maanaam moom la yàlla gërëm mooy yoon wi nga xam ne moom la yonent Yàlla taala gërëm mooy yoon wi nga xam ne moom la Cheikh Tidiane yi gërëm mooy yoon wi nga xam ne moom la Mawlana Cheikh Ibrahim gërëm mooy yoon bi nga xam ne seen sëriñ bi leen nambatal si nii la leen nambatal te mooy dëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Ndiaye di ndokkeel waa Poste Sucre yi ñu leen di ndokkeel ci bis bi di am kontaan bu baax si dépassé gi ngeen dépassé seen alal mu xajoon feneen ngeen jël ko def ko si yàlla dafa mel ni yomb na waaye lu jafe la am na ko am alal lool te mënu koy def si bis yi te mën na ko def feneen kon yéen ñu am seen tur dajale ko dajale jàmm yàlla yi di leen bëggal si yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yeelu ngeen ñu wax leen jërë ngeen jëf ñu ngi nuyu seen président bi ki gën a kawe ba si ki si gën a suuf di nuyu seen muqaddam bi nga xam ne xanaa ko la ni lii yàgg nañ koy def yaakaar naa bu mu juumut ren mooy nekk fukki at ak ñaar loolu xam ngeen affaire la fukki at ak ñaar ci ren man sax nan dana garaw de xanaa ko la ni ndax dëgg ren dafa fekk péyale bi daw si mboolem jaar way duus li muy jàngale rek mooy laa ilaaha illallaah te dëgg laa ilaaha illallaah bii mooy laa ilaaha illallaah bi nga xam ne mboolem alam bi ñu ngi ko doon wax te kenn waxul ko lu njëkk bàyyi nag moo ñëw ne laa ilaaha illallaah lépp effacé wu mu des kat Muhammadu Rasulullah moo fi nekk dara mu jàmm gis nga yonent bi rek fi ne yonent bi rek fi ne mooy Muhammadu Rasulullah moo tax yonent boobu yàlla na ko xulillah yow boo demee wala gis nga xam nga bi ne laa ilaaha illallaah rek fi ne laa ilaaha illallaah boo koy sibee boo demee ba ci mujj Allah rek ngay fekk mu des laa na fiw la dafay daal ilaa man fiw la dafa gën a daal ilaa isbaar la dafa am lu ñuy jiñ Allah muy mujj kon Allah moo sax yàlla moo ko yonent bi ko xulillah boo demee waxal Allah léegi lan mooy Allah sax ñaay ne yi sabal Allah liif kawnu bi la laam asamaan suuf ak xeer jaww ji kon Allah ci boppam moo fi ne sax ñaay ne boo jëlee Allah dóor ko ci waa kawnu bi dóor ko asamaan fekk ba yonent yi liif gi la ñuy jàngale mooy asamaan laam bi di weer ak xeer mooy jant bi ñoom ñoo ne si kaw sax ñaay ne jël Allah dóor ko ci suuf liif gi nekk suuf laam ngelaw garab ak xeer tëj mu ne jëlal Allah dóor ko ci jaww ji liif nekk jaww laam guddeeg bëccëg ak xeer nekk bis bi kon qulillah waxal qulillah waxal Allah rek Allah ñu jël ko dóor ko jàmm bi toj ci ruuxu ci suñu kaw na ko xam ak xalaat ko kon Allah moo fi ne qulillah suma saru fi qawlin ya'lamun waxal Allah nga bàyyi gars yi ñu foofu moo tax dëgg sax Ibrahima Ndiaye jërëjëf njaboot maanaam sax nga Ibrahima Ndiaye dëgg lii mooy tegtale na Baye Niass raw na jël na drapeau l'islam ndax Baye moo ko liggéey woon bu yàgg te ñi lim gëm Baye lépp lu mu xelaat dëgg la rawatina mu koy bind Baye Niass amul temps di waxantu ngelaw ba muy jël bigam di si bind naan wëgg yi lii fa wutewu la si
وإنه بفيد ينال دين رسول الله وبيف جور عظيم إنه بفيد ينال الدين رسول الله جنتب فنكنا المغرب هم جن يوم الباي جنين درابه الإسلام سيدي بارا أما جنتب فنكنا المغرب هم يوم الباي جنين درابه الإسلام سيدي بارا أما جنتب فنكنا المغرب هم جن يوم الباي جنين درابه الإسلام سيدي بارا أما xoolal baay maa ngi leen wóob yi si man kot donc rek juru foofu la ñuy yëkkati koo jëwul naa si jéng gi mag gi yëpp si ma lay dañuy xam nga jéng gu mag gi gi leen rëy li Cheikh Tidiane waxoon wujudu ga laa yaqaasu bihi nit ki amam ji rek bàkkaar la nit ki nag amam gi ku fi dindee mooy kan kooku mooy waroon a safee moo tax ma ne wóob yi juru foofu jëwul naa si wa inna ma nekk liy mbir bi fay ci sama fay bi si boppam yéenaaru lay amee rek fond kon diine ji bu yaakaaree yëkkati ko drapeau ci sama fay bi lay moo tax képp koo xam ne maanaam bëgg nga tegu si njub tegu si diine ñëwal ci bàyyi waxtaan saare fii la muslim kon biñ ko toppee du jeex ñu ngi sant yàlla ba di wax ne ñu ngi gërëm bu baax képp koo xam ne yaa ngi jógee ko si àllu Manding dagg àllu Manding yu sori ngir ñëw si jotaay bi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen siyaar xam naa ne de sëriñ bi ñu ngi leen ndokkeel bu baax di wax ne sëriñ bi nee ne mu ngi sant bu baax waa dëkk bi jàpp nañ ci programme bi bu baax a baax a baax a baax a baax xam naa ne boor boobu dana am koo xam ne moo gën a mën a jotal dina si ñëw insha allahu rabbi pour mu gën a jotal mbir yi te kooku mag la ci sëriñ bi mu nekk ak Seydi Baye Habib Thiam mu ngi ñëw bu ñëwee dina gën a leeral ci boor boobu ci ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ ci bis bi ngir mu réussir wax dëgg yàlla dugal ngeen seen dërëm foo xam ne réeru ndax daf ngeen si nga war a def te bu fay jotee da ngeen jot seen fay sëriñ bi nee na mu ngi gërëm bu baax ay mbokki taalibe yi nga xam ne ñu nga dëggee ko ci àll Manding yu bëri xam naa biñ duggee ci cadre lim rek dutuñ ma taw waaye seppi na ay tur yoo xam ne nee na ñu foog ma jaarale sama laa bay ne mu ngi leen di gërëm nee na mu ngi ciy jiital magam a Seydi bi Alaaji Thiam mu nekk jaamu yàlla bu baax mu ne wax dëgg yàlla dafa taxaw ci bis bi jàpp ci bis bi avant sëriñ bi di pare moom pare na ba fekk ko gërëm na ko nañ dem ci jotaay bi mu ñëw toog nii ànd ak sëriñ bi bokk ci délégation bi ngir ñëw taaral bis bi li rafet na ñu koy ndokkeel bu baax di ko siyaar sëriñ bi nee na ñu ngi ndokkeel bu baax imaamu Kër Bamba Thiam nee na mu ngi fi teew ñu koy ndokkeel bu baax di ko siyaar nee na mu ngi gërëm tamit waa Ngande yi ñëw nañ ak Seydi Baylo mu ngi ànd ak Seydi Mouhamed Alaaji Mbay nekk jàmm yàlla bu baax nekk mu xadam foofu yàgg na dégg ay turam yi seede kàddu yu rafet ci Mawlana Sang Barhama Ndiaye ñu ngi lay ndokkeel bu baax di la siyaar di la wàcce sa wàccuwaay sëriñ bi nee na mu ngi gërëm bu baax ak Seydi Baye Mbaye Thiam Kër Ngata ñu koy ndokkeel bu baax di ko siyaar ñëw na bokk ci jotaay bi taaral jotaay bi loolu waaye nee na mu ngi gërëm bu baax ak Seydi Mame Saïd Touré hikma borom 2STV yow yàlla bu baax bii nga xam ne xalaat ko laa dem ba léegi yaa ngi civilé ku doon taalibe seen ñëpp ngi civilé ndax xalaat ko laa dem ñun liñ soxla rek mooy bii rek lañ soxla noonu pot rek ñun 8 heures lañ soxla te dafa dugalaat xalaat ko laa dem ñu ngi koy ndokkeel baax di ko siyaar démb rek lañ jógee ko programme bu Médina Sabakh waa dëkkam dugg doon révisé wax dëgg yàlla ànd ak mbokk taalibe yi ñëpp kontaan ci liggéey bu baax bu rafet bu mu def Thiam kàddu yi war na naa ko wax si yow lottu ne sama ki manki nee na ma man sax nañ ko gërëm nañ ko sant te loolu firndeel la
keroog ba ñu defee programme bi si ëllëg jamono fi yàlla si diggante bu Saalum moom laa njëkk a gis mu dugg ne ñu ngi félicité Mame Cheikh ndax ñun lépp lañ soxla Mame Cheikh dugal na bii bi ñun li ñu war a wàññi si biir kon ñu koy dokkal baax na si yàlla rafet na waaye bis bi lu tax ma ne leen dana neex lu tax ma ne leen dana neex kan moo war a def bis bi ñu ne kooku mooy Thiam Tasara wala nga ne kooku mooy Thiam Faw Xasa nekk jaamu yàlla bu baax kii dañ koy jiitaloo si tund Saalum nen dafa ne koo xam ne ku rëy la ci ñun fii la dëkk ci suufu Saalum nekk yarakat nekk jàngalekat nekk xaalim nekk xaarif nekk xaafis nekk xaabi yëpp daje na ci jàng nekk koo xam ne xolam foog ko doon weesu na jaamu yàlla boo xam ne bii ñaan daf na leen buusur bu fekkee ne xeetu buusur mu ngi ci sama xol bii nii ma yéene ko nit yàlla këpp sama kaw loolu du ñëpp koy wax de nit ki moom mën nga seeti sa mbaa fu la neex waaye lii xam nga ne bu fekkee ne buusuroon ci yow day jël si waat ci yow te depuis moo ko ba léegi avancement rek la ñuy gis si moom jaamu yàlla bi yaa baax ñu ngi koy ndokkeel ñëw na ànd ak délégation bu mag kër nga tam ba Dakar bëri na jaamu yàlla yoo xam ne topp nañ ko ngir ñëw taaral bis bi jaamu yàlla bi biñ ko joxee conférence si tund Saalum fii mu dëkk kër nga tam ba Abdou Diam jël conférence bi ne ko yaa koy def te mu motee ko wax dëgg yàlla xam ngeen ne Sénégal yar bi muy yar rafet na lii rafet na ñaari mu xalam yoo xam ne maanaam ñoo borom xam-xam nu mu fiiri nga xam ne mënoo lay ak kii mooy yëpp jël ko moom si boppam mu ne déedéet loolu boobaa du am sens Thiam Tasara ni Sénégal da koo këram Thiam Tasara xadira bi yëpp xam nañ ne jaamu yàlla bu baax la borom xol bu set ku sell la kii bi ñu ko jëlee jox ko conférence bi wala gëm nañ ne dara neex te dara neex dara du ko dara neex ndax Thiam jëmmi neex moom yëngatoom rek jëmmi neex waaye gërëm nañ la ñu koy sant ñu koy gërëm kàddu yi sëriñ bi wax ne ma naa la ko jotal sama laa ma ñu tuuti na si wax xaaral ko laal ñu ngi lay ndokkal baax dara si yàlla dina wàccee sa wàccuwaay bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan bu baax di nuyu parrain bi a Seydi Mouhamadou Mansour Niang jaamu yàlla bii mooy borom bis ñu ngi koy ndokkal di ko siyaar di ko wàccee wàccuwaayam di la ndokkal si sa bis bi sa bis bi dama gannaaw de trop sax bu bi moo la xamal ne bis bi dana neex wax dëgg yàlla ndax ñii wax fii nii ñoom man maa si gën a naqari li ñu war a wax moo tax ma ne la dana neex ñu ngi lay ndokkeel di la siyaar mu ngi ànd ak xaritam ak Seydi Baye Omar Thiam nekk si ñu soppi yaa yàlla bu baax xalaat ko laa leen gars yi lu tax ñu wóolu la jël bis bi tuddee la sëriñ bi nee na jarbaatam nga nee na ma waa dëkk bi la doomu dëkk bi la taalibe sang Barhama Ndiaye la encore ci Thiam mii la nekk mooy mu xadamam waaye lii rafet na Oustaz Abdou Thiam li nga doon rafet na waaye sa waa daayira yi liñ def rafet na jël ku mel ni Baye Thiam Tasara na ko kaay def conférence bi jël ci njabootam kenn tuddee ko wala loolu rafet na xoolal bi ñuy wut lee rafet nañ tànn sa taalibe sang Barhama Ndiaye ñii roy ci seen jikko di ko jëfee day rafet rek ndax ñoom xamuñ lu ñaaw rafet rek la ñuy dund waaye ñu ngi ndokkee bu baax tuddkat yàlla yi ñii nga xam ne biñ toogee ci taabal di rek day neex saa ñu téye ko toog nii rek day neex ndax ñoom jëmi taar lañ ñii nga xam ne ñooy taaral Seydou yéen programme bu amul sigar day neex xoolal conférence yi nga xam ne du am sigar du bëri nit sax nit du ko bëri nit ñi dafa am lu ñuy tuddal seen ruux gi te mooy li ngeen jiital te mooy tudd yàlla ñu ngi ciy jiital ak Seydi Baye Mor Touré Fakiru Kabir ñu ngi lay ndokkeel di la ziar ak sa waa groupe bi yëpp di ndokkeel ak xis di ko gërëm di ko sant moom yi nga xam ne jaw yàlla la boo xam ne mu ngi ànd ak délégation Baye Thiam Tasara moom tamit kër nga tam ji la dëkk mu nekk koo xam ne dañ koy puukariku ak jërëjëf kontaan nañ ci yow ak Seydi mu ngi ànd ak ñaari soxnaam ñu ngi ñëw teew ci table ji taaral ko lool ñu koy ndokkal di ko ziar Baye Dame Touré ndeysaan ñu ngi lay gërëm yow ñoo bokk nekk fii ci Mbopam
yow moom bu may gërëm gars yi dinaa la gërëm lu bëri ndax gars yëpp dañoo law doon Dakar Saalum fu naqaree ruujee la Thiam xam na si dara waaye Thiam xam na si dara fii moom fu naqaree liggéey yàlla la bëgg na ma waa gars ba nga dem alam bi yëpp ndam lu man seen def DSTV ñëpp di ko coow ma leen nit ñi ñoo bëgg fenn waaye man de yàgg naa wax ci kër yu baax loolu yàgg naa wax lu ëpp loolu ci dund bii nii waaye nit ñi maanaam dañuy yéem ñi ci télé yi te walaay ndaw sama njaay yi ñi leneen lañ li ñuy wax nii télé yi yaakaar ñoo gën a rëy boo leen tegoon teg ñi yaakaar ñoo gën a rëy si borom xam-xam ñii dañ leen di duma duma yi métti sax ñii seen jéego xajul ci xëyukaay lu tax mooy tuure wax na ko démb ku yóotu jot fan la dëgg dëgg waaye nag xam ngeen ne képp ku dëgg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo yóotu jot ko yonent bi laa wax képp kum tunkum ne la yëgal loo yóotu jot ko te yonent boobu la ñu àndal si jamono ñu ngi ndokkeel bu baax mënuñu matal waaye danañ ndokkeel bu baax ak Seydi Mouhamadou Bassir Sy jàng yàlla bu baax jógee ko Dakar nga xam ne heure bii ba jotee moom day ñëw ànd ak sëriñ bi te ànd ak moom ci conférence ñu ngi lay ndokkeel baax dara siyaar ak Seydi Ba Ousmane Ndiaye borom Gàmbi ñu ngi lay ndokkeel bëgg baa yow yaa moom jotaay bi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax Baye Hadi ak Seydi Babacar Lo borom Gàmbi ñu ngi leen di ndokkeel baax di leen siyaar sama sikarkat bi Baye Dias ndeysaan jàmm yàlla bu baax xam naa ne incha allah rabbi loolu teg yi gars yi dinañ ci ñëw waaye ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen siyaar waaye bu loolu baaxee fi ñuy tëjee kàddu gi mooy borom jotaay bi al muqaddam al kabir wal xaalimu wal xaafisu xaabit la te ñu xam nañ ci dara jàmm yàlla bi taxaw di wax nii kii moo ko yar kii jàmm yàlla bu baax bi ala kulaali ñun lépp loo xam ne xam nañ ko si yàlla si jaam bii lañ ko xamee kii te ay at yu néew la ñun moom xam naa ne moom bañ demee jàng rek bu fekkoon ne moom dajewuñu woon jàmm yàlla yu mel nii bon moom liñ jàng yëpp dana mel ni masul la si ne mu ngi la tawalaata su ma lam yàgg la xakamata la ne waaye nag biñ demee ba xam ko ñu ngi gërëm Mawlana Sang Barhama Ndiaye di ko gërëm waaye bëgg na Sang Ndiaye waaye jàmm yàlla boobu ñu ngi koy gërëm di ko sant ci làmmañ dafay lottu ci wax si moom waaye biñ ko bëgg a gërëm nañ jaar ci bànqaas rek biñ jaaree ci bànqaas rek moom dana jóg ngeen bant ndax ala kulaale moom bu gëstu moo war bànqaas yi danañ watal ay meññal ñu for lekk kon ala kulaale garab gi mooy wala Sang Barhama Ndiaye mu xale ni ñooy bànqaas ñoom biñ jëlee boo rek ñu for lekk kon dëgg-dëgg Baye Thiam ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay gërëm ci seen liggéey rafet na ala kulaale ñaari jamaa yëpp ay jamaa lañ ndax moom mooy organisé tey fii ak daayiraan bi ñu demee ba mardi mooy jëlaat daayiraan bi bu nekk Farafeñ encore tamit féete war ndax programme yi benn la ñoom waaye comme bii yaa ngi évalué mu ngi avancé ñii mën a def seen programme bopp ñii ne ñu def seen programme bopp affaire yi gën a yaatu waaye benn muqaddam lañ kooku mooy Oustaz Abdoulaye Thiam ñu koy ndokkeel bu baax di ko siyaar kon wax dëgg yàlla lépp rafet na dañuy jël kàddu gi jébbal ko ki nga xam ne xanaa ko laaleen mooy mag ci sëriñ bi nga xam ne da koo nangul diggal ko lool mu nekk lii lu jafe la li moom yàlla rek ko man Oustaz Baye Habib Thiam ñu ngi leen ndokkeel bu baax sa liggéey rafet na ci jamaa bi sa taxawaay gis nañ ko am nañ ci ay discours am nañ ci discours français ki ko war a def doomu dëkk bi la koo xam naa ko laaleen ko ñu ngi ci xadara bi taxul koo yàgg waaye itteem ak góorgóorlu tax na léegi bokk na si borom xam-xam yi te lim jàng mooy langue français dëgg kooku mooy ay Seydi Latif Kane ñu koy ndokkeel bu baax di ko siyaar moom xam naa ne si kanam tuuti dina ñëw mu baas rajo def discours am jàllale ay message am dañuy jël kàddu gi jox ko Baye Habib Thiam moo jàllale programme bi lépp lu si jub si maa ko Mawlana Sang Barhama Ndiaye la lu si dëng si jàmm xel bu doon ubbi rek talaa ma ñam tënkeeku wa axiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin Allah
محكم تنزيلي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أيضا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح القاتم الناصر الهادي القائل بني الإسلام على الخمس شهادتان إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت والصلاة وسلامنا على وسيلتنا أعظم أستاذنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا شيخ أحمد التيجاني قطب المكتوم صاحب الولاية ختم الولاية سلطان الولاية باب للولاية ومفتاح الولايات القائل ولا يريد بمعرفة أحكام الشريعة وجميع علوم الذي يحتاج إليه الناس إلى الفرد الجامع لأنه هو عامل شريعة في كل عصر ولو كان أميا لم تسبق له قراءة والصلاة والسلام على صاحب الفائدة التيجاني شيخ شيوخ سيد السادات عبد الإله كامل صفات كنز البرايا سمرة الأقوال وسمرة العلوم والعرفان مولانا شيخ الإسلام تبارك وتعالى القائم بفيدي ينال الدين رفع اللواء وقال أيضا بفيدي ينال الدين رفع اللواء وقال أيضا وبي يرفع عازم وإنه بفيدي ينال الدين رفع اللواء والصلاة والسلام على خير الخلق من هو الحمد لله. Au nom d'Allah, le premier, le dernier, l'apparent et le cachet. Au nom d'Allah, Seigneur du monde, du jour, de la nuit et de la résurrection. Au nom d'Allah, maître du jour, de la nuit et des deux mondes. Notre prière et le salut soient sur le bien-aimé de toute l'humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui renferme la bénédiction de toute l'humanité. Celui à qui toute l'humanité devrait lui suivre. Cause pour laquelle Bagnès nous dit Aya nasu qallul hazla waqfu Muhammadan wa ila tarawni dara jadda baray. Oh les hommes, cessez vos plaisanteries et appuyez-vous vers le prophète, sinon vous me verrez se détacher de vous éternellement. On demande à Bagnès pourquoi. Bagnès nous dit parce que Qudwati Abdul Ilahi Fardun. Man la lahu fi zaman nitun. Bagnès nous dit Simalul Baraya Ahmada Bubbu Fardun. La quintessence de l'humanité c'est Ahmad. L'aimer est une obligation. Bagnès nous dit Suyuqul Huda Awzu Anza wa Qad Hadou. Toutes les guides véridiques y incitent leurs disciples et leurs initiés. Les précédents n'ont pas reçu leur grâce que par qu'à travers l'amour du prophète. C'est à travers lui que les noirs, les rouges et les blancs ont reçu toutes leurs bénédictions. À travers ce prophète. Ce prophète est le bien-aimé d'Allah. C'est lui qu'Allah a donné sa plus grande bénédiction, qui est le Coran. Comme il l'a dit dans le Coran, c'est lui qui a fait descendre sur vous son livre. Minu ayatin muqamatin. Il se trouve des versets sans équivoque. Et minu ayatin mutashabatin. Il se trouve aussi des versets qui prennent à des interprétations diverses. Quant à ceux qui ont une inclinaison vers l'égarement, ils mettent l'accent sur les versets à équivoque, à des interprétations diverses, cherchant à lui trouver une interprétation alors que nul ne connaît l'interprétation, à part Allah et ceux qui sont doués à la science. Ils disent que nous croyons tous ce qui nous vient de notre Seigneur. Le Dieu a dit qu'il y a des versets à équivoque et des versets sans équivoque. Parmi les versets à équivoque, chacun peut avoir la perception. Les versets qui prêtent à des interprétations diverses, il y a des versets qui prêtent à des interprétations diverses où la perception est seulement
assurée par certaines personnes. C'est pourquoi on peut prendre un verset où Allah dit والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فصل به خبير. Dieu dit c'est lui qui a créé les cieux, la terre et ce qui est entre en 6 jours. Puis s'est établi à son trône. Il dit le bien miséricordieux, demandez-lui à un bien informé. Donc pour l'histoire à l'arche, on doit le demander à un bien informé. Nous savons tous que dans ces religions, il y a 4 grandes écoles doctrinales. L'école Malik, Hanbal, Shafi'i, Abu Hanifa. Chaque école en a donné une interprétation à sa manière. Bien vrai que chacun n'a pas trouvé. Si on prend Malik, il nous est rapporté par Abu Yahya qu'un jour il était avec Malik. Une personne est venue et demanda à Malik comment Dieu s'est établi dans son trône. Malik baissa la tête à un moment et dira à l'homme. Malik dira à l'homme comment Dieu s'est établi dans son trône. Ce n'est pas une question qui nous est inconnue. Ce n'est pas une question qui nous est inconnue. La manière est différente comme le pensent les hommes. Le croire est une obligation et Malik dira le demander est une hérésie. C'est ce que Malik avait dit. Malik avait dit que à l'histoire, les juiles. À l'histoire, les juiles. فكيف خير مقول والإيمان به فرد والإيمان به فرد وسئل عنه بدعة. C'est ce que Malik avait dit. Alors que Dieu a dit il faut le demander à un bien informé. Alors que Malik a dit que c'est de l'hérésie. Si on prend Ibn Shafi, on l'a demandé comment Dieu s'est établi sur son trône. Shafi a dit que je reconnais que ça existe, mais je ne fais pas aucune allusion. J'y crois sans aucune allusion ni représentation. J'y crois sans allusion ni représentation et je reconnais mes limites à la perception. Malik avait dit qu'il reconnaissait, Shafi avait dit qu'il reconnaissait les limites à la perception. Abu Hanifa, on a demandé la question. Abu Hanifa a dit que Dieu s'est établi dans son trône comme il l'a dit, mais pas comme le perçoivent les humains. Il a dit qu'il s'est établi comme il l'a dit, mais pas comme le perçoivent les humains. Lorsqu'on demanda à Imam Shafi'i, Imam Hanbal plutôt, lui il a dit que Man qala la arafu Allahu abisamahi am fil ardi huwa kafirun. Il a dit toute personne qui dit qu'il ne connaît pas si Dieu est sur les cieux ou bien à la terre, c'est un mécréant. Personne d'entre eux n'a pas répondu à cette question. Alors que Dieu a dit qu'on doit le demander à un bien informé. Donc est-ce que Bagnès n'avait pas raison de nous dire, de voir où est-ce qu'on va regarder, où est-ce qu'on doit tirer les fondements de cette religion. Bagnès nous avait dit que Tamassak bi Asyari Nabi la Mutabian. Ouais, Mazabi wal Muqtazat Falala. Tenez-vous aux enseignements du prophète. Quant aux autres doctrines qui n'ont pas aucun fondement, n'y touchez pas. Il avait dit que son bien-aimé, son guide, c'est le prophète Mohammed. Il avait dit que c'est Mohammed qui est son repère. Maintenant, Cheikh Tidjani, c'est la première personne qui a donné la réponse à cette question. Cheikh Tidjani nous a dit que ce trône d'Allah qu'on demande à Malik, Shafi, Hanbal, alors qu'il n'a pas trouvé ce trône, c'est l'homme. Cheikh Tidjani dit comment stawa subhanahu wa ta'ala ala al-arshi comment stawa subhanahu wa ta'ala ala haqiqatul insan bi istiwa'i ala haqiqatul insan bi ismi Allah. ولذلك فكان ذلك فكان الإنسان حقيقة العرش. Il a dit que le véritable trône d'Allah c'est l'homme. C'est Cheikh qui a dit que le véritable trône de l'homme. Maintenant quel homme? Quel homme? C'est l'homme que Dieu dit dans le Coran lorsqu'il disait Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al-insan. Cette personne que Dieu avait dit qu'il avait proposé de porter sa responsabilité aux yeux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de le porter. Alors que l'homme s'en est chargé. C'est cet homme-là que Cheikh Tidjani a dit que c'est lui qui est le trône d'Allah. Donc ce trône d'Allah, c'est l'homme.
Mais comment l'homme peut percevoir ce trône d'Allah? Donc ce trône d'Allah que l'homme doit percevoir, chaque personne doit essayer de le trouver. Si on prend d'autres versets à équivoques, nous tous nous connaissons un seul levant et un seul couchant. Comme Dieu l'a dit, Seigneur dit levant et du couchant. Rabbul Mashriqi wa Rabbul Maghribi. Nous tous nous le connaissons. Mais Dieu dit Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribaini. Seigneur des deux levants et des deux couchants. Puis aussi, il dit Rabbul Mashariq wa Rabbul Magharib. Seigneur des levants et des couchants. Maintenant, quels sont les deux levants et les deux couchants? Quels sont les levants? Quels sont les couchants? Voilà le livre d'abord si vous bagnez ni mélange avec personne. Donc lorsqu'on demanda à Maulana Sang Bara Ndiaye comment Allah s'est établi sur son trône, c'est Sang Bara Ndiaye qui nous dira avant de demander ça, essayons de trouver les 6 jours. Sang Bara Ndiaye nous dira que les 6 jours correspondent aux Islam et Badat. Sang Bara Ndiaye nous dit que les 2 jours, c'est ces 2 jours des cieux. 2 jours appartiennent à la terre et 2 jours à ce qui est entre les cieux et la terre. Sang Bara Ndiaye nous dit que Ezel et Ebed appartiennent aux cieux. Mais Ezel et Ebed à la terre, mais Ezel et Ebed à ce qui est entre les cieux et la terre. Donc Sang Bara Ndiaye nous a dit que donc l'histoire anarchique, ça correspond donc aux Ebedines Awad. Donc c'est la première personne qui a clarifié cette question. Donc si on prend les signes des deux levants et des couchants, Sang Bara Ndiaye nous a montré que ça c'est le Dieu d'Allah. Mais le Seigneur des Rabbul Mashariq, il a dit que c'est les Dawaï. Donc tout ça c'est des connaissances que renferme ces faits-là. C'est grâce à Maulana Sang Bara Ndiaye que nous avons eu cette perception-là. Donc c'est grâce à lui que nous avons eu la perception de ces versets coraniques. Donc chaque personne dans cette religion doit essayer d'avoir la perception de ces versets. Et cette perception de ces versets, c'est l'importance de la marifa. Actuellement, le marifa que nous sommes en train de faire derrière ça n'a aucun objectif que de permettre à l'homme de trouver la perception des versets qui prêtent à des interprétations diverses. Donc nous n'allons pas durer à l'heure parce que le temps nous est compté, mais nous remercions toutes les personnes qui sont ici présentes, plus particulièrement notre vénéré Maulana Baye Abdou Cham. Nous remercions toutes les personnes qui sont là et nous dirons Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba.